leen ziar bu baax ba ñu ngi fi ci seen émission Max Lamb ñu ngi ci daal di ànd ak Père Max ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma fii di la kontaane di kontaan ci bu baax di nuyu nag bokk ñi nga xamante ne ni ñoo safoo site bu mag boobu di Sénégal 7 ci émission bu mag boobu di Max Lamb maanaam maximum de lamb dara du leen ci ump bu ko defee di la teewlu rek di xaar laaj boo ma laaj dinaa la tontu maanaam mbooleem lu xew ci làmb loo ma ci laaj dinaa la ci wax. Max Lamb ñu daal di ñëw d'abord ci li xew ci semaine bii nii tonton Max nga wax ñu ci lépp lu am ci semaine bi ci combat yi ñu passé. waaw semaine bi xam na bi ci gën a rëy sax xam naa ci kanam tuuti da nga ko beral laaj muy Sa Thiès bi ak Moussa Ndoye ak Issa Pouye bi ak Alioune Seye 2 mais li xew daal en résumé ca Thiès ñoom mën naa ne seen promoteur dafa taxu gàddu ay kaakem dem Mbour muy Sidi Diakhaté dëgg fa Gambien ak assurance na mu demee assurance moo daan Gambien Kaolack Madiama di Jolof production moo fa doon tëgg diggante Tafa Gueye numéro 2 ak Lac Rose bu Kaolack Lac Rose moo daan boo ñëwee ci arène nationale Sané moo doon tëgg ci dimanche bi ci diggante Tigre Junior bu Lamsar ak Boy Jaxaaw bu Thiès Tigre Junior moo am ndam waaye boo ñëwee ba tey dimanche bi ci boppam Dieye production moo ne woon stadium Iba Mar diggante Youssou Ndour doomu Balla Gaye ak bébé Julde waaye Youssou Ndour moo daan loolu daal en résumé boo ci doolee combat Moussa Ndoye bi ak Sa Thiès loolu moo amoon ci semaine bi bëre simple li amoon na kii di Serigne Ndiaye bu Faas oto yi ñu tegoon moom moo jël oto ba ci gën a rëy xam léeg dañoo farataal di teg 4x4 ak oto bu ndaw le vainqueur day jël 4x4 bi ki ñu daan mu jël oto bu ndaw bi mais Serigne Ndiaye 2 moo fa daan Doudou Sané waaye ba tey ci Mbour Yaxya Diop di Faata production 3 millions yi mu tegoon général bu Malika moo gagné Caaka Fay par décision arbitrale loolu daal en résumé moo xewoon ci diggante samedi beeg dimanche bi maa fii. waaw Père Max ñu daal di ñëw si combat wu Issa Pouye ak Alioune Seye numéro 2 lan ngeen ci mën a wax. waaw liñ ci mën a wax mooy doonoon na combat boo xamante ne nii neex na xëy na ci Alioune Seye mais métti na lool ci Issa Pouye. loolu lu ko waral. est-ce que du li mu gëj a bëree moo tax. waaw ci la mais xam nga palmarès bu Yékini Junior ne Tapha Tine ne ci. Balla Gaye ne ci maanaam li ma bëgg a wax mooy kii di Issa Pouye daan na Yékini Junior daan na Tapha Tine daan Balla Gaye fay ci moom tey ngay bëree combat bu rakku Balla Gaye di bëre grand combat Sa Thiès ngay bëre spécial ba ndax gëj a bëre toog nga 8 ans bëre woo kooku boo dellu siwaatee da nga bëgg a continuer woon nit ñi neen làmb ji am naa ci place jeexalaguma nga bëre ñu dóor la nga daanu loolu métti na trop mais xam naa 8 ans yi mu toog it bi mu doon jël mënoon a tànn adversaire ndax boo gëjee ci làmb ji gën a compétir doo jël xale boo xam ne champion la boo xamante ne nii parce que kuñ ne ay Lac de Guiers 2 ak mbër yu bëri ci géejawaay ci yow lañ jàngee bëre daan la topp ci mboppa di ba doon ay champion te ba léegi li nga war a am ci làmbal bëreeg ay Modou Lo ñoom ñëpp moom Alioune Seye 2 boobu ay moroomam yu bëri raw ko te muy ndaanaan kooku boo gëjee ci làmb ji da nga koy moytu. est-ce que du loolu moo daal Gambien diggante mook assurance aussi. waaw Gambien mën nga wax loolu ndax Gambien jamono ko Gaston di boole ca galaawu 2008 2009 su ma juumul wala 2009 2010 tam daje woon ak ñoom nees ak Gambien bi bëre keroog assurance am na différence moom it dafa gëj ci làmb ji su ma juumul bébé Saalum la mujj dajeel mais su ma juumul toog na ay 6 ans bëriwul wala 5 ans waaw kooku nag boo dee bëre war nga tànn adversaire kii di assurance nag. xalaatoon naa ne du yomb ndax petite côte bi pour ñu amati mbër mu am mu mel ni Bombardier wala Yékini wala Manga 2 ci arène bi dafa commencé rare. tax nga wax loolu. waaw ndax dafa commencé rare ndax bi Bombardier Yékini génnee Bombardier génn ba léegi amaguñu leader boo xamante ni da ngay bëri ci stade yu mag yi di reyante benn cachet bi. kon moo lay wane ñoom assurance am na benn défi bu ne ci seen kanam moo tax du woon nangu ci biir dëkkam ñu tëggal ko làmb moo Gambien muy nangu Gambien du ko daan ndax ñoom seen xalaat yëpp ñu ngi ko teg ci tànku Bombardier wala ay Yékini moo tax mënul woon a yomb ci Gambien waaye ginnaaw ba bàyyiwul ndax mbër doo ko wax bàyyil
mooy dem ba xam ne mënatul bu mais bàyyi yow lan nga boppam. ñu mën a wax ci ñaari mbër yooyu di Gambien ak Issa Pouye. non sport day favoriser xale rawatina sport de combat xam naa ne daal dañuy yeggali seen carrière rek mais sport nag toujours day favoriser xale mais mbër mënoo ko ne bàyyil. ci mais boo gàttal daal dee li ñu gis démb ñoom jeexal nañu. non mënu mën a jeexal na ndax ñi jeexal xëy na mooy ñun ñi di reporter wala toog ci garam place yi naan ataaye mais xam naa ne daal seen digg xale yi du yomb. sport day favoriser xale di yomb daal buñ bëggee desaat ci làmb ji danañ gën a yokkaat seen i entraînement ak yokk seen hygiène de vie mais xam naa ne du yomb. waaw léegi ñu daal di dem ci combat bële amoon tamit démb Sa Thiès ak Moussa Ndoye. waaw Sa Thiès Moussa Ndoye doonoon combat boo xamante ne nii ba tey ci même journée bi la waaye gis nañ ne doole feeñ na fa Moussa Ndoye nag def naa ay analyse fii ci émission bi ne li ma jaaxal mooy boo mosaan daanu ci choc booy jël da nga war a tànnaat koy jël bul xool xaalis bi rek bugguma tudd cachet mais cachet bi mu daanoo ci garga la mujj bëreel avant muy jël Sa Thiès dañ cee teg 3 millions contre Sa Thiès mais wartoon a xool cachet bi li nga war a seet boo daanoo ci choc da ngay jéem a jël lu xaw a yema may ba daa amaat ndam mais daanu ci garga dem di jëlaat Sa Thiès mu gën a diis mais bi ma ko dékkee micro daf ma ne man may ndaanaan yi choc rek laay jël mais combat bi su ma doon moom damay jël keneen ba relancé wu ñu doog a jëlaat choc bu toll ni Sa Thiès mais loolu du dara boo bëggee doon ndaanaan foog nga daan ndaanaan mais Sa Thiès cachet bi mu bëreeg Boy Niang ñàkk ci def année blanche dañ koo xaaj maanaam bu bëreew ñaar fukk bi yoon fukk la bëree pour mën a relancer carrière am kooku du woon yoon muy ñàkk combat bi beneen bi Balla Gaye jël ñeenti avance am ñu ne est-ce que du Tapha rakkam lay xàllal def li muy def bàyyi ko mu continuer moo tax combat bi doon yoon mu yomb ci mu ñàkk ci moo tax andi na doole ju wóor macha allah. loolu la mag Moussa Ndoye démb nag nee na doole doxul jàmm. waaw waaye wax na Moussa dëgg Ndoye wax na tamit dëgg. génn na nee na CNG dafa ànd ak Sa Thiès. waaw loolu gis naa ko benn journal bind ko mu wax ko mais même bu waxee loolu man bëggum su ma doon moom du ma wax loolu. ndax CNG ñëpp la yemale. xëy na daf ne seul contre tous rek maanaam ñu bëri bu dul waa dëkkam daf ne nit ñi dañ ko contrôle. xëy na li ëpp ci analyse am na ñoo xam ne defuñu ko woon favori. mais favori tax wanewul ne yaa man maanaam bu doon loterie da nga naan su ma doon teg ci diw laay teg mais toujours ku doonul favori ñàkk mais daal bu ma sañoon daal moo tax en général mbëri bu ñu amee défaite nañu moytu ñu leen dékk yenn micro yi. parce que wóor na ma ne buy defaat dernière face à face kàddu yooyu du ko wax. mais mer de sa xel benn la ko yàlla may. bu ko defee daal toogaay bi ñu koy defaraat loolu moo gën a wóor. dëgg la léegi bu ñu jógee foofu dañuy daal di ñëw ci face to face bii di am diggante Tapha Tine ak Boy Niang. gis nañ ni bu njëkk bi bu Tapha Tine ñëwul woon. bu ci topp ñu woo Boy Niang mi ngi woon fële ca France. lan moo waral loolu ba tey ñoom ñaar mënuñu jàkkaarloo. waaw bu njëkk bi mi ngi waroon am fii ci cosaan mais ñaari mbër yi Tapha Tine moo njëkk a ñëw. Boy Niang ñëw mu am incident mu am histoire ñu xeex. ñu toj fa ay oto lu bëri am fa Boy Niang yàq na ñaari otoom xaw ma ñetti otoom Tapha Tine am na ñu nu xaañ ci ay mbokkam. mais loolu Père Max avant ñoo àggali sax loolu da nga ciy wax violence bi am ci làmb ji est-ce que duñ ko arrêté tamit. waaw man nag xam nga bugguma ko sax ci làmb ji toujours dama koy déplorer mais réew mi moom violence nag ña ngay xeex ba assemblée doonte rafetlu mu bu làmb ji est-ce que du suñu jeunes yi ñoo xamul fu ñuy teg seen tànk parce que bu dee ba kilifa yi di xeex nag. loolu de dëgg la. kenn rafetlu ko encouragé wu ma xeex bi ci làmb ji ndax boo ne woon kaay ñu xeexi kenn du ñëw. dëgg la. mais réew mi daal moo doy waar léegi xeex dafa yomb lool ak def naka sa dul noonu toogaay yi lañ war a defaraat ndax bu neexoon yàlla ñëpp juddandoo suñ magantee pour ñu joxante cër la mais bu dee kenn xamatul kan mooy kan violence en général bi ci réew mi lañ war a njëkk a seppi teg fële mais ginnaaw ba ci secteur làmb lañ ne nag nañ ko defaraat mbër yi di seet ñi ñuy àndal ndax dimanche boo toog bëri woo ko at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar problème mu ta ba ñu toogee bëriwuñu ñoom ñëpp génn nañu mais état bi jàppalewul voilà kon tey bu ñu ubbee saison bi te Covid baa ngi am ba tey mais ubbi nañ saison bi aussi mais dañoo war a defaraat toogaay mais liñ defar ñu koy yàq pour lan la mais loolu jaaduwul te ñëpp a ngi koy déplorer da nga koy ñaawlu moo tax bu njëkk bi mu am incident le promoteur am na fu mu tooñee
fi mu tooñee mooy service d'ordre bi mu waroon a am indiwu ko d'ailleurs moo tax CNG tëral nañu règlement boo xamante ne nii ndax juróom-ñeenti ponk yi nga xam ne moo tënkoon face à face am na luñ ci dolli léegi service d'ordre dañ koy imposer boo demul police wala gendarmerie fay bañ jox la papier bindal la loo xam ne wane na ne fay nga service d'ordre bi dina ñëw assister manifestation couvrir ko du am yokk nañ ko ci moo tax bi mujj am nii bi 20h jotee diggante Almadi ba ci TFM rond point ba lañ commencé 2 roues du daw ba baa face à face bi jeex te doonte Boy Niang ñëwul ma nga woon France appel vidéo lañ ko jël ndax technologie bi xarala yi xew léegi foo ne mën nañoo wax ak yow mais bi mujj am nag Tapha Tine ñëw na Boy Niang jël nañ ko appel vidéo xas-xas loo nañ ku ne wax nga li nga nar ku ne wax nga li nga naral sa morom mais daal suñ déggoon lan mooy tàggat yaram jaru sax service d'ordre ndax mbër mu ne sa morom mooy sa trésor tey ku ci amoon blessure ka ca des du bëre mais mbër yi ñoo war a am fu la nit du yàq teraangaam ndax mbër yow kii te ñi yàq siège yi ci arène bi am na ci juróom-ñaari xale yoo xam ne ñu ngi leen tëj ña nga 100 mètres ndax siège yi lañ doon damm tey mbër ma nga dem di entraîné ji waaye nag ñoom ñoo ko def ndax juróomi mbër yi ko njëkk a def seeni fans ñoo yàq mais mbëri lañ sanctionné jotuñu seeni reliquat fayuñu leen ñoom ba léegi fayuñu leen te booba ñu ngi xëy di liggéey yàq moo bokkul ci sport loolu moom rafetlu wuñ ko dañ koy ñaawlu nañ bàyyi mbër mi bëri ci fula bëri ci fayda boo amee signature mu def ko mais ki amul signature am soxla bu muy doxi nañ ko bàyyi mu doxi soxlaam jàmm na ñooy fi ñuy terminer mooy ñu laaj la Luc Nicolaï fu mu toll ak autorité gambien yi waa Luc Nicolaï xam nga semaine bi demoon na fa doon waxtaan ak ñoom parce que daf ne woon fa la koy defi face to face bi def ko entrée payante mais conditions yi bu jàppandiwul da koy indi fii mais finalement su ma juumul dafa mel ni jiboo nañu semaine bii lañ wax danañ dellu si waat Boy Niang Ama Baldé ma nga France mais xalaat nañ ne buñ ko jàppee xalaat nañ ne semaine bii di ñëw wala bii ci topp danañ yóbbu face to face Boy Niang ak Ama Baldé fële ca Gambie loolu la rendez-vous la boo xamante ni waa axlu làmb yëpp ñu ngi koy xaar te xalaat nañ ne lu am solo ndax combat bu doy waar la ndax Luc dafa dellusiwaat ci cosaan li mooy 1er janvier 25 décembre événement yu mag da ci daan am te léegi gëj naa am moo tax Luc nag bi mu jëlee date mu yóbbu ko 25 décembre 2021 Ama Baldé Modou Lo le combat royal. d'accord ñu ngi lay jaajëfal Père Max. non du ma tëj ndax damay bañ ñu xuloog man damay wax rek li xew ci semaine bii nga xam ne mooy combat yi war a xew. waaw moom laay tëjee. nga xamante ni Sam Production moom mooy tëgg ci arène nationale. ci diggante général bu Fass ak Coly Faye bu Thiaroye waaye dimanche ja Gris 2 di rakk ci Gris Bordeaux mooy daje ak Abdou Diouf te ñoom am na lu xewoon ci seen diggante ndax bi ñuy débuté Abdou Diouf dafa daanoon Gris bu mag tey rakk ja moo koy jëlee revanche waaye yemuñu ca le 4 bi ci boppam ci stade Iba Mar Baol Production mooy ñëw Assane Ndiaye ci diggante Mame Balla ak Mbaye Guy gi loolu mooy dernière information bi may joxe ndax nit ñi dañ ñuy topp te dañ naan lu xew ci làmb max di leen ko dégtal ndax maa ko diggee ak ñoom nag maa ko diggee ak ñoom te diggee bor la dinañ ko gën a yaatal ci beneen émission bi ñuy amal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Père Max. waaw jërë ngeen jëf di leen jox rendez-vous ci yeneen jotaay. jërëjëf.